jàppuloo te bàyyiwoo te deng 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 jàppuloo bàyyiwoo te jàppuloo te bàyyiwoo te deng 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 jàppuloo bàyyiwoo te deng deng te deng deng te deng deng te deng ni jàppuloo. Salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay waaye di am mbégte ñëw fii ci bergerie Ndawen Family ñaari guy suñ ko waxee nag suñu xel day dem ci Papa Iba Ndaw mu nekk koo xamante ni kenn dootu ko présenté waaye tey dañuy gis ni rek macha allah cellule communication bu rëy ñu ngi toog bu rafet. waaye dañuy gis ni réseaux sociaux yi nekk Thiès yëpp ñi ngi taxaw ci ginnaaw caméra yi waaye dañuy bàyyi nag Papa Iba Ndaw mu daal di dugg daal di nuyoo su ko defee ñu daal di séq ak moom waxtaan bu am solo Papa Iba Ndaw kàddu gaa ngi noonu. waaw asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam groupe communication cellule REIT ñu ngi leen di nuyu. di nuyu groupe yi nga xam ne ñoo ànd ak yéen ñëpp nekk Thiès fi nekk tamit Sénégal bi yëpp di wax ni ñu ngi leen di baalu àq di leen baal àq di leen wax ni ba koor gi teroo ba léegi peut-être ci jàkkaarloo wu ñu gisewuñu ci profité di baalu àq éleveurs ci Sénégal yëpp mais di baal àq it éleveurs ci Sénégal yëpp di ñaan yàlla koor gi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabbi alamin di ñaan yàlla mbas mi yàlla def ci saafara ndax bu koor gi teroo mu ànd ak moom koor gi dem di wax ni ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di leen wax ni asalaamaaleykum. jërëjëf Papa Iba Ndaw ñoo ngi amaat mbégte bu baax ci jàkkaarloog yow fii di waxtaanee càmm gi waaye bés bu mag boo xamante ni moom la ñu dënmal muy le 17 au 24 mai mu nekk bés bu am solo. waaye Papa Iba Ndaw il faut que nga gën a yaatal présentation bi ndax Papa Iba Ndaw nekk na koo xamante ni kenn du ko présenté ci Thiès à travers ci liggéey bu am solo bi nga xam ni moo ngi koy def ci laadu bu ñuy wax Papa Iba Ndaw kan mooy Papa Iba Ndaw ci lan la Papa Iba Ndaw di yëngatu à part càmm gi nga xam ne mi ngi koy def. waaw bon su question bi dégg naa ko effectivement donc càmm gi moom fii nga xam ne moom mooy Thiès bi Kër Solaadu nga xam ne fii la laadu soxi ko naam suñu bàyyi yu baax yi ak suñu maam yu baax yi nga daan def moom ak suñu bopp plaisir boobu ñëw Thiès fekk ñu liggéey ba àgg ci benn ñun ñëw dugg di liggéey ba àgg ci niveau bi yaakaar naa ne ñooñu bu ñëwaatoon tey duñu dinañ xam ne vraiment càmm gi téyel nañ ko téye bu rafet te tey jii defe naa ne élevage du laadu Sénégal soo ko waxee sa xel Thiès léegi loolu ça fait plaisir kër yi kër defe naa ni kër bari na kër yoo xam boo ko dugg di nga gis ay champion yoo xam bu ñu koy dégg ni déedéet man nag en dehors de li nga xamante ne moom mooy laadum bi may def donc li nga xam ne moom mooy donc chef d'entreprise donc directeur général d'entreprise Dantec di liggéey ak port yu bari di liggéey ak direction yu bari di liggéey ak ministère yu bari ci Sénégal bari fi nekk wax dëgg yàlla ay mbir yu bari yoo xamante ni maa ngi fi def naa ko ci Sénégal donc ay brigade gendarmerie ay secteur de recherche donc ak ay équipement donc je travaille beaucoup avec OFOR la gestion des villages je travaille beaucoup avec l'ARTP donc ñi may liggéeyal daal voilà donc sant yàlla parce que élevage bi sama liggéey mais sama plaisir voilà parce que dañ naan boo liggéeyee ba at mi jeex léegi da ngay jël sa benn sobu xaalis dugal ko sa poche dem vacances ak xale yi épanoui au moins xam nga voilà mais wax dëgg yàlla loolu man dama ci xaw a génne sama bopp bàyyi ko xale yi man au moins su ma amee dara ci at mi jeexee jëndee ko sama xar dugal ko suma biir ba toog di jàkkaarloo moom doy na ma vacances. macha allah donc man samay vacances damay bëgg di ko passé ak xarit dem nañ ba nga xam ne xarit dañu bokk ci man. macha allah ba nga xam ne may jàkkaarloo ñoom chaque jour rek vacances la ci man. voilà. jërëjëf gis nga bu ñu dégloo Papa Iba Ndaw dañuy gis ni rek nekk na koo xamante ni amoureux la du laadum waaye Papa Iba Ndaw ñu gis sa dugg ci càmm gi mu nekk dugg bu am solo
ndax booba ak léegi bi ñu la gisee nga daal di dugg si gis nañu pas mal champion yoo xamante ni mun nañ leen a citer tey jii bu ñu waxee avenir suñu xel aussi day dem ci ki nga xam ni mooy coow li waaye suñu xel day dem ci kilifa xar yooyu noonu boo leen daan gis sa xel ci lan lay dem ak champion yooyu nga jëloon leen téye leen ci kër liggéey ci liggéey bu am solo tey jii sa xel ak foire bi nga xam ni ñoo ngi ko dëgmal du 17 au 24 ndaanaan yooyu jaaroon ci kër ak tey jii concept bi mu ñu indi pour ñu waxtaanee sa càmm tey lan nga yëg. waaw li ma yëg moom mooy plaisir xam nga lii dafa yàgg parce que booy xool bi may njëkk a dugg ci élevage mu première participation foire defe naa ni nii la demee woon rëy la woon donc mu nekk avant foire bi laa jóge woon dem jënde woon ñaari buy 11 millions 500 dem jëndoon kilifa dem jëndoon dinosaure dem jëndoon doomu Bachir bi dem jëndoon virgule Madiba donc dajale woon ay champion yoo xam ne quand même année boobu néew na nit di ko dajale ci kër voilà du ma ne amul de mais néew na lool waaw loolu yëpp nag dama ko defoon pour ñëw def suma participation ci élevage bu Thiès. waaw mais Papa Iba Ndao doguma la tey jii fii nga xam ne élevage bi toll na fi te it bu ñuy lim élite bi ñu la ciy tudd est-ce que tey jii si c'était à refaire ci li nga xam ne defoon nga ko ci acquisition ci koom-koom di nga ko ci defaat. mais après loolu defaat naa ko parce que après loolu tamit bu jàppale dama dem jëndi woon Diop boulangerie parce que après yooyu laa jëndi woon Diop boulangerie 8 millions mais après loolu tamit laa demoon Tivaouane jëndoon fa doomu korom ak boobu fa nekk ñu ko doon tuddee Tivaouane mu nekk femelle bu extraordinaire ma jëndee ko au moins 6 millions mais pour fàttee tamit seen ki nga xam ne mooy yaayu golden tamit après gi tamit laa ko def jëndiwaat 6 millions kon ça veut dire man loolu ci laa dëkk c'est-à-dire bu ma gisee champion boo xam ne wala champion boo xam ne war naa ko mën a jël dugal ko suma biir bergerie mu jural ma un plaisir pour moi d'abord avant ma koy jox keneen mu ci jariñu non dama koy def parce que mooy sama plaisir parce que plaisir n'a pas de prix parce que day gis benn nit boo xam day dox takk benn montre bi heure rek la ciy xool boo ko ñaatee waxee ñaata la ko jëndee léegi mun la 200 millions wala 30 millions 40 millions 50 millions da ngay xool oto yi taxaw nga xool benn nit boo xam day bàyyi benn oto dem jënd benn oto bu 100 millions te pourtant yow oto bi yore 4 millions yi boo leen départoon dem kaw la mën na laa jiitu waaye dama lay jiitoo du bari donc moo lay wax ni plaisir n'a pas de prix léeg-léeg da ngay dem ci benn hôtel ñun la suite bii am na mini suite am na chambre normale am na mais am na ñoo xam ne ñoo duggul suite di fay par journée 1 million ou 2 millions te pourtant am na nekk bu nekkee à côté ci même hôtel soo fayee 80 000 wala 70 000 nga nelaw. kon donc Papa Iba Ndao dañuy gis ni rek macha allah am na solo ndax booba ak léegi dañuy gis ni rek ci lépp looy dugg da ngay puusante pour nekk ci kanam mu nekk lu am solo waaye tey jii Papa Iba Ndao dañoo jël bu mag dajale trophée lu am solo tey jii naka nga waajee foire bi nga xam ne mooy foire 2021 ndax tey jii bu ñu la doon limloo tey jii ci say trophée nga jox ñu ci quelque rek ndax am nañ mbir mi li nga am ci trophée ëpp na plus d'une vingtaine. waaw tey jii indilaat ñu rek quelque ci journée yi nga xam ne jotoon nga koo dund. waaw xam nga tey jii mooy li ma waxoon tout à l'heure booy xool rëyit bi may njëkk a dem foire Thiès la bi may njëkk a dem foire Thiès la mais avant foire bi lii ngeen ma defal nii tey loolu la ma rëy defaloon bi ma paree émission boobu ak 2STV ci lañ ma annoncé ndax ci lañ may tuddee foire parce que dañu gis ni ma mel ci laa bi moo tax année boobu man la ñu tuddee foire année boobu laa njëkk a dugg concours di rëy donc bu ma duggee concours sama première participation rëy mais dama am mâle premier léegi dama am mâle deuxième am femelle premier après dem Tivaouane ñëpp xam nañ Tivaouane la fa xew donc mâle ma gagné femelle ma gagné espoir ma gagné. jëf Papa Iba Ndao bi nga tojee Tivaouane jël lépp bu ko indi ko à Thiès gis nañu demaat nga fi Saladam. waaw mooy li may wax non même pas Saladam avant Saladam bi ma jógee Tivaouane mais jàppal ni dama dem fekkee ma voilà bi ma demee fekkee ma tamit mâle maa jël deuxième jël troisième femelle maa jël troisième mais femelle espoir maa jël pay ma jógee foofu dem Fiara tamit d'habitude comme d'habitude dama ñëw jël lépp mâle P espoir P femelle P tëng P pratiquement jël lépp mais ma jógee foofu tamit dem Rufisque sama ñaari mâle tamit bii jël deuxième bii jël troisième sama femelle bii jël troisième bii jël deuxième ba pare coow di ñëw jël jeune mâle deuxième ci laa retourné dem Adam encore coow di jël deuxième Adam jeune mâle avenir ak Merlin yëpp bokk ci 10 premiers yi
sama ñaari femelles yi ma yóbbuwoon tamit bokkaat ci 10 premiers yi te boobu moo doon suma premier génn foire concours Adam ma jógee waat foofu ñëwaat préparé waat delluwaat Adam parce que année boobu ci la coow lu jël deuxième bi ma delluwaatee Adam yóbbu 5 xar yoo xam man rek maa leen tuddul. liggéey bi commencé feeñ ma yóbbu 5 xar yooyu ci 210 box Adam nga xam ne ay sectoriels la ñuy def ma dugal 4 xar ci 5 xar yi 4 xar yëpp dugg concours yëpp bokk ci 10 premiers yi ma am fa ñaari 4e ba pare romb foofu am 3 deuxième meilleur record ci Adam bi passé parce que Latifa moo yor deuxième meilleur premier record LCS Mami Ndaw moo ci topp maa ko juddul coow li moo jël deuxième meilleur record hauteur au gras topp gannaaw bâtonnier maa ko juddul ñaari buy de am deuxième meilleur record hauteur au garrot femelle espoir maa ko juddule 1m4,5 de sucre salé 19 mois la jëlee 4e femelle Adam ba pare coow li moo ko jur te coow li moo nekk mâle boo xamante ni moo ñëw jeune mâle Adam dépassé ñëw confirmé mâle te yemul ci confirmé mâle dafa ñëw ëndaale doomam coow li moom dong mooy mâle yi ñëw ci Adam ba Adam daj coow li dong moo fa ñëw nekk jeune mâle confirmé ñëw nekk concours mâle en même temps ëndaale doomam boobu nga xamante ne ni yaayu doomam boobu ma ngi ko porté woon ca salon Adam boobu coow lu jëlee woon deuxième jeune mâle boobu sucre salé ci doogul woon boobu yaay jaa ko porté doomam jooju tey moo ñëw Adam bi passé jël 4e maanaam doom coow li ñëw na confirmé maalam xeex mais ëndaale doomam muy taawa mu xeex ci femelle à 19 mois parce que dama ñëw foofu mu foog ma ne naa ko dugal kooku nag ànd ak yaayam mook yaayam yëpp ñu bokk ci biir kër gi Adam femelle adulte donc moo lay wane liggéey bi c'est important mooy dans l'ensemble tey jii booy xool ci bergerie bi am naa mâle bu xeex am naa femelle bu xeex mais am naa espoir bu xeex c'est-à-dire am naa ñaari femelles yu xeex am benn espoir bu xeex am benn mâle bu xeex te ñooñu ñëpp dañoo bokk ci top 10 yu Adam waaw ci 210 box bu ci nekk 6 xar la mu nekk lu am solo ndax bu ñu déggee Papa Iba Ndaw am na sax fu ma ko laal mu ne si c'était à refaire moom dina ko defaat waaye Papa Iba Ndaw ñu gis ni macha allah coût bi fi mu toll ci xar yi nga gis ñu mel ni yow ñu ngi def li nga xam ni yaa ngi koy def tey jii boo amoon conseil boo leen di jox parce que ñu ngi def des coûts de millions mais excès bi nga xam ni yaa ngi fa tey ci seen i tànk la ñu jëm tey jii en tant que compétiteur sportif ci yow tey jii bu fekkoon ni am na loo leen di dimbalee ci xam-xam ci xel bu sell ci production lan lay doon. li ma leen dimbalee mooy leen parce que man ba ma naan jënd daaw ma tànnal parce que soo ma tànnalee mooy imposer ma prix maanaam soo ma tàmmalee wax ma prix bu ñëw waaye su ma leen imposer prix may tànnal sama bopp xaw ma dégg nga ma xaw ma dégg ko maanaam femelle man c'est-à-dire man may dugg ci élevage gétt bu ma def le meilleur laay jël dama daan ñëw nag ñu naan ma non xar bee ak bëre ñoo bokk ndey ak baay ma ni waaw non ñoo bokk baay mais bokkuñu ndey ma ni waaw ndeyee ca la ñu wute bee nga xam ne ndeyee mooy extraordinaire moom laay jël naam moog bii bu ñu bokkee deret man bee ma gën a waaye comme que ñoo bokk deret man mii jënd ne prix duñu tàggal yow teyel bee jox ma be mais déedéet ci bii nga may bëgg a buub man nag du ma ko def moo tax gars yi bu ñu waxee naan Pape Ndaw est-ce que am na entraîneur man leen no aw ma ko lu ma koy doy aw ma ko lu ma koy doy parce que man xar déjà bala may xool fi mu bokk déjà na njool gudd rëy na am macération ba pare may door a lijjanti fi mu bokk certes génétique am na de mais bala ma koy lijjanti xar mi laay lijjanti d'abord waaye meloo neen demoo fenn naan ma deret loolu la jërëjëf bu ñu déggee kàddu yi nga xam ni Papa Iba Ndaw indi na ko da ngay gis ni fit wi ak engagement bi moo ko indi fii mu nekk rek fan ngeen toll ci li nga xam ni moo ñu indi fii muy foire bi. ok d'accord rëy ñëpp xam nañu fi mu toll woon ci àdduna ci Sénégal ci wàllu foire c'est naa ni rëy su ma juumulee mooy association bu njëkk fii ci Sénégal. dëgg la.
defe naa ni dégg naa ñu naan Adam sax tur bi mi ngi jógee ci Reit mais boobu Reit tudd Reit et puis voilà yooyu la tudd Adam xaw ma donc Mbaye Cissé laa dégg mu ko expliqué. Et puis di nuyu le passage le président docteur Diallo le président de nos Reit mais di nuyu le président Khadim avec équipe bi mu àndal yëpp compris ma nekk ci biir di wax ni ñoom bi ñu doxalee ba agsi benn niveau bi ñun dañu jël mais bi ñu jëlee tamit dañ leen a jël ñoom taf leen suñu wet pour ñu ànd ak ñoom parce que mbooloo mooy doole mais loolu doyu ñu jël ñi nga xamante ne ni ñi ngi nekk biir kees yàlla may leen benn contribution bu ñu war a mën a def ci Reit ñu war a liggéey voilà comme ça par exemple yéen cellule communication tey jii booy xool cellule communication bi tey jii ñoo jëpp am seen pastefu bopp mais am seen volonté bopp mais xaaral ñu ànd ak bureau bi ci nekk ñu gis seen taxawaay tamit ñu meloon adam bee passé parce que adam bee passé ni ngeen taxawee Reit ak membre Reit bi mais c'est extraordinaire. engagement boobu c'est mooy le niveau bureau ci taxawaay ci bëgg bu baax. waaw mais d'accord mais tu sais mënoon na bañ a nekk. mais heureusement bi ñu amee ay ndaw yoo xam ni wax dëgg yàlla seen xel dafa yaatu ñu xam ni war nañu mën a joxe seen contribution ñu ñëw ak seen volonté bopp parce que kenn fayu leen bëgg-bëgg. te à chaque fois bu ñu toogee di réunion seen biir ñu ngi xool yan innovation de taille la ñuy def pour foire bi nekk foire bu extraordinaire ñun tamit ñi nga xam ñooy membre donc da ngeen ñuy sax ñun ñu fal yéen ngeen di xalaatee noonu donc ñun lan la ñu war a def dañu war a toog gën a réfléchir xool kat bëgg nañu foire boo xam duñ ñu ma saam Sénégal bi waaye xam naa ni baar bi moom danañ ko yéegal boo xam beneen bagage lay doon parce que am na ay innovation de taille yoo xamante ne ni incha allah rek du lu ñuy wax nii rek lu concret lay doon parce que dafa bari damay joxe exemple ci dara bu njëkk ba da ngay gis nit foire war a am nit di préparer xaal mais tëj xaram pendant 6 mois du tëb di ko lekkal bu dégg ba jëkk xont bu nekk mu jënd ko vitamine bi ne mu jënd ko di ko surveiller xar mi du tëb bu jaree sax muy tekkale ay tëb mu tekkale ko wala xar yi bañ a tëb yëpp pour préparer concours pare nga jox ko benn trophée ak benn diplôme ñaari saako repasse. waaw loolu doguma la sax le président Pape Ndaw loolu nag éleveurs yi ñu ngi koy faral di ko waxtaane fi nga xam ni préparé na pendant 6 mois mu ñëw gagné benn trophée yéen lan ban jéego ngeen ci jublu. kees nag pour maanaam bëggal ko loo xamante ni benn këyit lañ koy jox. ma ni kees ak ñaari saako repasse. kees dinaa leen ko wax fii ne leen kii bu ci nekk catégorie bu ci nekk utal nañ ko sponsor utal nañ ko parrain. macha allah loolu c'est une innovation. maanaam concours maanaam bu femelle utal nañ ko parrain mâle adulte utal nañ ko parrain femelle espoir utal nañ ko parrain mâle espoir utal nañ ko parrain. macha allah añoo añal sax utal nañ ko parrain. macha allah loolu innovation bu rëy la. et puis ci biir loolu tamit di remercier de passage ñi nga xam ni ñooy parrains yi nga xamante ni ñoom ñoo yore kii yu mag yooyu tey compétition bu mag boobu. tey ku mel ni Sidi Ndaw li nga xamante ne ni moom moo bergerie Ndaween famille moom la ñu jagleel li nga xam ne mooy mâle kii mâle espoir et puis li ci gën a neex mooy. biñ ko yóbbulee daf ma ni su doon suñu sago sax bu ñu ñëw dañ koy woo wax ko rek te dana ko jël supporté ko ni mu ko war a supporté moo tax bi ñu recevoir yi waxtaan nañu waxtaan boo xam ne dañu mujj jaaxal ba pare moom ci boppam tamit talaat yi yeneen ay pare nañu ñu kenn dem nañ mën a pare ni nangam mais JB ba xam nañ ci bi caw macha allah femelle espoir yi mais moom lañ ko jagleel macha allah parce que JB fa lañ daan réunion jox ñu saalam vraiment voilà moom am na cër bu am le ministre docteur Ndiaye ministre artisan moom la ñu jagleel concours mâle adulte mais femelle yi ñu ngi ko jagleel Wat Diatar Yankoba chargé de l'économie numérique macha allah
jërëjëf Aji Taxe Ndiaye. et gis ni tey et boo génnee foofu ki nga xam ne nag moom mooy parrain wu foire di kat docteur Papa Alé Diallo. quand même foofu nag laay dugg si mu nekk lu am solo li nga xam ni sante nga ko cellule de communication bu rëy Taxe mi ngi jëlaat loolu yëpp di leen ko jagleel waaye di ko jox président Khadim Fall ak ñi mu àndal ci liggéey bi ndax lii lépp bu mënee taxaw dañuy wax ni yéen la ndax engagement bi yéen a ko def ci ñun ñu delloowaat ko rëy waaye naka noonu dañuy daal di samp suñu laaj ci ki nga xam ni mooy docteur Papa Alé Diallo mu nekkoon koo xamante ni moo nekkoon président bi nga xam ni bu rëy léegi yéen ngeen ñëwaat def ko le président d'honneur paranewaat lan ngeen séq ak docteur Diallo lan la leen defal ba ngeen jox ko lu rëy loolu. et puis bu ma génnee foofu sax li ma doon wax léegi le ministre de l'élevage le président Khadim gars yi dem nañu def délégation seeti wax ak moom wax boo xam ko doy waar c'est important tamit ma wax ko. mu nekk parce disponible. que mais je te dis docteur Alé Diallo nag dañoo delloo buum ca mboy mboy kooku ko rëy delloo jukkal dafa war a am jukkal mais bu ko rëy delloo jukkal dafa war a am jukkal parce que ndono bii mu ñu bàyyee moo ko téye ca ba muy door ba tey muy rafet ñoo ne ah yéen de su may rax ci yéen seen loxo set na mun naa ko teg seen loxo ñu ni ko déet bu tegee noonu la moom kay da nga koy teg ci loxo nga jàpp fi ñu jàpp fële ñu ànd parce que da nga ci am expérience boo xam ne amuñu ko ci et léegi nii rek laa jaar cabinet fekk ko ñu ko toj bu jël mbir mi nag wax dëgg yàlla jël bu doy waar ne ma Pape est-ce que xam nga ni tudde bi ma mës a tudde bi moom ma ne ko mooy man tudde bi ma mës a tudde ci Sénégal ah keroog bi ma tuddee rëy ah tudde boobu moo ma dàqal ba tey macha allah parce que dafa am loo xam ne xaalis mayewu ko de déedéet. xaalis mayewu bëgg-bëgg bii ñu bokk moo koy may kon docteur Alé Diallo vraiment nit la koo xam ne ku engagé et puis mu nekk vétérinaire boo xam ne vétérinaire bu doy waar da ngay xool léeg-léeg yéen seen communication dañ koy invité mu ñuy baax secret yi nga xam mi ngi nekk ci biir càmm gi ñu koy mën a am di ci jariñoo ba moo tax tey jii booy xool léegi koo dem këram vétérinaire yi defe naa ne bu fay ñëw cas bu critique mu leen fee mais tey jii docteur Alé Diallo loolu nga xam mënoon a partagé ak ñoom te la ñuy sàcc ba telle sorte que lu njëkk am seen kër premier soins yi booy xool éleveur moo koy def xaar vétérinaire bi et ça c'est important kon ku mel noonu bu ñu ko jagleelee suñu bés bii ñu am jël 17 jusqu'au 24 ah mais dañ ko war a jagleel parce que moo ko moom ñun sax dañoo am problème parce que ñun ñi ñooy organisateurs yi te dafa mel ni ñun la ñu tudde dafa mel ni ñun la ñu tudde parce que ñun faaw ñu taxaw ànd ak moom gunge ko parce que ñun fuñ ñu mës a tuddee dafa ñëw taxaw suñu wet gunge ñu kon ñun dañu nar a am ñaari sës et puis ñu weesoo foofu da ngay xool ñi nga xam ne ñooy équipe yi mais li ko dalee président mais sama président ak vice président ak organisateur ak mais ñun maanaam réew est-ce que xam nga ni ñu nekk ci bureau bi ñëpp kenn nelawatul kenn nelawatul kenn woote ngeen lu rëy nag. danañ ko sombi danañ ko naan te dana am yeneeni surprise yoo xam ni incha allahu rabbi dana leen jaaxal yéen ci foire ak bu foire bi jeex déggoo ma dama ne ci foire waaw ak bu foire bi jeex loolu nag dañuy teg point d'interrogation incha allah ba après ñu concentré ci foire bi rek yeneen i waxtaan nag danañ wax surprise boobu lan macha allah loolu rëy na bu ñu waxee ndaw lu rëy da ngay xam ne dañoo jàkkaarloo Papa Iba Ndaw mu nekk kenn ci càmm gi waaye nag du ñu collecté mukk ndax am na laaj bu ñu ma laaj loo ko ma laaj la ko Papa Iba Ndaw naka la waajee concours yi ndax ku mën bés la. waaw xam nga tey jii wax dëgg yàlla ren xam nga man moom damaa concours ba concours fu dara nekk ren yàlla fex ma dugg ci bureau bi yore relations extérieures ak yeneen yoo xam ne des fois dina la tëggu lool ci biir bureau bi waaye tamit damaa yor ay ndaw ñu nekk suma berger et puis ma koy remercier de passage muy Moussa suma rak mais ak xaritam yi nga xam ñoom la ànd nga xam te lañuy nekk tout le ñu nekk ñoo xam ne tey nekkuma gaa des fois ay dëbbkat ndox lañu mais mooy loolu ànd naa ànd voilà waaye dama leen may dara waaw ñu bëgg jàmm nga lañ nekk voilà xam nga yooyu su xësee ba am ci biir kër ngay préparé li nga xam mooy pompe boobu ngay préparé parce que ñëpp xam nañ sama xar maanaam ànd ak moom yëg taxaw bu amee problème ma assumé ko du ma mere kenn bu amulee problème ma tàgg suma bopp
waaye bu amee problème du ma mere kenn naan waxoon naa nga jàppee néeg deel jàppee néeg bul jàppee néeg nangam moo tax ma ne woon ren moo dugg ko waaye booy yi xoj nañ ma benn xoj nee nañ ma naa leen may même bu fekkee dañuy dugg benn wala ñaar sax man leen di wax dëgg yàlla man gis jëm moom ci ren boobu parce que it wax dëgg yàlla xam naa ne foire bi dana ma kepp parce que tamit organiser foire dafa métti boo ko bëggee boole dem taw ci concours yeeg kërëb kër yi day ko fii te nga war a mën a taxaw di observer yooyu yëpp dafay doy waar waaye nag am na loo xam ñu koy préparé ñuy xool maa ngi waxtaan ak ñoom suñ ma mayee daal ñoom man du ma dugg concours su fekkee ne ñoo ne mu dëgër ba dëgër ba nga xam maye ñu ma nag naa ne ah kon boog dugal leen catégorie bi ak catégorie bi parce que ci diggante bi samay xar yu bari dañuy wàcce waaye man Pape Ndaw ku ma xam-xam ni xeex moom a gën a kaay lekk man su ma namee yar xam di dem foire te du ma concours ma ne du ma yar macha allah foire su ma fa naree dem te du ma concours du ma dem li tax nag may dem foire te du ma concours mooy lu mel ni kees bi nga xam maa ngi ci bureau bi parce que nag des fois nag du ma fa exiger pas des fois day compliqué parce que ñu bari soo gañee rek ñu ni peut-être dafa nekk ci bureau wala nangam moo tax des fois yu bari ñu koy éviter. jërëjëf waaye bu dul kees nag moom fépp fu ma dugg ci àdduna bi ma ak fu mu mën a doon damay dugg ko. jërëjëf Papa Iba Ndaw dañuy gis ni rek macha allah boo ko dégloo ci kaddu yi da ngay xam ni ko am engagement la waaye nag ci détermination lay waxee bu fekkoon ne am na laaj bu ma la bëggoon a laaj te laajuma la ko nga dikk si rek bala ñoo collecté ndax. et tamit di remercier ñi nga xamante ni ñooy waa Diamaguène mais di remercier tamit waa Agora parce que tamit chaque jour soo xewlee dara ci kër gi dañ ciy gis ñoo xamante ni kenn xamul yeen xeetu ñag mais ay rassemblement lañ te waru ñoo def ay rassemblement xam nañ seen bopp bon di remercier vraiment waa Diamaguène Pape Ndiaye Assane Mbaye mais vraiment di remercier waa Agora di remercier gars yi daal que lu xew ci kër gi rek vraiment ñoom ñëpp dañuy bàyyi li ñu amoon yëpp ñëw même bu ñu dem ay mariage ak leneen noonu c'est important ma remercier leen mais di remercier éleveurs kees bi yëpp di leen wax ni gis nañu ren suñu foire bi li tax mu oyof ci ñun éleveurs yi seen jëm bopp muy membre yi ñoo ci njëkk a jàpp parce que ay membres yoo xam dañ la jox lépp ne la yow loo def rek baax na fii la am. kon Papa Iba Ndaw rendez-vous bi fan lay doon. ah rendez-vous bi nga xam ne mooy tàllal bi. waaye bi yoon dootul nekk tàllalu suuf kër. poussière di rey nit ñi déedéet. nga ni ma bi yoon tàllal ban lay nekk bu place de France nga xam da ngay taxaw fële di seen ba kaw ba suuf. ci promenade bi tiim la. vraiment mu nekk loo xam lu extraordinaire la ñu defar ko boo xam kenn du la ko mën a wax éleveurs yi leen rek lañ leen di laaj mooy xam nga lan boo la ñëwee takk leen seen i bâche te dugal seen i xar lépp ñoo koy def ba ci contreplaqué yi nga xam ne moom mooy cerner sax kopp yi ñun ñoo koy def waaw loolu nag li tax ñu koy def moom mooy membre yi ñoo ñu ko jox maanaam teraanga ñoo ñu jox teraanga boo xamante ni tey jii war nañ leen mën a defaral loo xamante ni tey jii wax dëgg yàlla bu ñu ñëwee dañ xam ne kat ah ñii ñu dégg kat jar nañoo dégg macha allah macha allah et puis beneen affaire moom mooy di remercier ki nga xam ne moom mooy suma waajur bi jigéen bi nga xam ne moom moo nekk ci biir kër gi nga xam ne wax dëgg yàlla à chaque fois dara am ci kër gi mooy jóg sonn di xool ba xam baax na lee baax na ñu ngi lekk si ñu préparé nangam muy suma waajur bi jigéen di ko remercier di ko ñaanal yàlla bàyyi ko yàggal ko fi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc suma frère yi bàyyi na ak yooyu donc voilà mu ngi noonu di la wax daal kër gi moom la fa nekkoon démb kër gi dem li fi nekk tey moo ko raw voilà parce que ñoom dinosaures yi fi nekkoon ak ay ñaari kuy yëpp ñooñu ñi fi nekk tey ji romb jërëjëf loolu am na solo xam naa dañuy dem rek daal di dem ci présentation produit yi ak suñu frère Métro ñu daal di ci yaatal lu am solo di la jaajëfalaat bu baax ci liggéey bi nga xam ne fekk nañ ko ci kër gi jërë ngeen jëf mbokki waa Càmm merci jërë ngeen jëf mbokk réet yi ginnaaw bi Grand Diawara dawalee dawal bu ñu fas yéene continuer ci présentation des sujets rek sunu grand papa Ndaw ñu gis ko mu taxaw ak benn femelle bu yàññi macha allah grand papa bi ban la. waaw mais kii moom Madioug la yaayam donc papa mooy mer la donc yaayam mooy doomu Madiba bi ak doomu Fatick bi ma yoroon ñu koy woowee Miss donc moom moo ko jur ak mer la donc mi ngi ci 3e portem ni donc rëy bële passé moom mooy tëng ya ñëwoon voilà donc fàttali ñu tur bi. ah moo ngi tudd nan moom mi ngi tudd kii mi ngi tudd sa Miss Kes. daf mel ni bokkoon na si concours lan. non Miss Kes mu tudd ko. mu tudd concours daa exposé woon rek. waaw dafa exposé woon na tudd. macha allah mu si ñaari porté la. actuellement 3e portem la porté. macha allah rafet na trop macha allah. ok moom si ñuy war a ñëw Foire Thiès la bokk. incha allah rabbi. ah waaw. ah mais dugg loolu. nga génneewaat benn femelle bu yaa ngi macha allah ñëpp a yaa ngi sax mais kii tamit yaa ngi na lool. kii mooy kan moom. waaw kii mooy secrétaire.
mais jur yaay mi maa ko jur kii mooy sucre salé moom moo jëloon premier añal concours ba lay passé bu rëy moom moo jëloon fee. macha allah mu jël fee. di doomu coow li di taawu coow li bu jigéen. dëgg la waaw. macha allah mu jël fee concours añal foire rëy ba lay passé concours foire bi ñëwaat mu confirmé adulte. li ma laajoon léegi laa lay laajaat rek enjeu yi dépassé na organiser foire ba pare enjeu yi toll na foo xam ni trophée yi dafay war a des. la ma la tontu woon rek laa lay tontuwaat. kaay xeex moo gënal kaay lekk. waaye am na fooy toll moom faaw nga jël kaay lekk. mais bu Thiès soxlaa ay trophée nag. xanaa déggoo li ma la wax. ñi fi nekk du man rek. dëgg la bari nañ. am na ñu nekk ci ruq. mais tey yow lañ seet si. yow la ñu waxtaanal. d'accord moo tax ma wax la lool. te tey ñi ñuy déglu ñu tëddee seen xel daal. déggoo li ma la xanaa. xam nga bu njëkk ba bokk moon ci bureau rek. bu njëkk mu taan wax ba xam da ngay concours man la foire mu mës a dem. bu ma mën a dem te bokk mu ci concours ci bureau moom maa ngi njëkk ci mooy fekk ku dem moom ngay laaj. mu mel ni yéen a ngi benn kuréel boo xam ne bu rafet macha allah kii mooy kan moom. dama ko jëndoon donc dañuy bokk ci famille Mixa ak moom Ndéwé donc maa ngi ko jëndee woon suma benn xarit donc moom moo ko jaayoon moom laa ko jëndee benn porté donc fi mu nekk nii ñu ngi ci deuxième porté donc moom itam ko di ci kër gi pour mu liggéey parce que. li ko recherché mu ci ñaata mois ak critères yi mooy li ma la waxoon rek parce que fii commune boo xoolee xam ni yéen extraordinaire boo xoolee fàll rek guddaay sa corne yi nga xool nga xam ne mën na liggéey mooy li may wax rek su ma gisee loo xam ne mën na liggéey ma gis mën a dugal kees mu continuer liggéey bi dama koy def incha allah. kooku ban maa nga ko boole saa yi ma ko encouragé. ok jib moom dina ñëw avenir ak taaw sucre salé dina ñëw si présentation bi. incha allah wala. beneen femelle robe noire bu huilé bu rafet loolu macha allah kii moom. mooy beñe nga ñoom maa ngi ay tur bizarre rek ñoom lañu tuddee ñoom. voilà kii mooy beñe. yaayam bokk ci famille la. deuxième meilleur espoir femelle fekke ma moo ko jur ak Pape Ndaw sama maa ngi fi nekkoon mooy mu nekk vraiment femelle boo xam parce que sinon ni mu nekkee xale ak wax dëgg yàlla am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax a baax. macha allah rafet na trop mu mel ni Pape Ndaw guddul fan mais def na fi liggéey bu doy waar. waaw waaw ndax añal bi nga génne léegi doomu Pape Ndaw la kii tamit doomu Pape Ndaw la. mu si ñaari porté moom. premier porté. sàccoon dëpp dëgg yàlla macha allah. solo boobu. présentation ba tey rek macha allah ñu ngi taxaw beneen femelle bu rafet. grand pape kii kan la. kii doomu sucre salé du femelle tëng la. tëng la tamit. waaw kii Moussa de léegi la ma dee na ma express bi. mi waral ni stade bi ba tey ñooy. kon daal léegi comme que express de tudd donc kii mooy express man waaw kon mi ngi noonu. léegi nag kii moom mu nekk deuxième porté wu Pape Ndaw donc mu nekk tëng bu doy waar moom it incha allah rabi dina ñëw ci foire mu neex a yàlla. bu jongante nag kooku moom la ma leen waxoon rek laa leen wax. macha allah grand pape ni ma ko waxee woon rek femelle yëpp a yaaj mais kii tamit yaaj na trop ak fu mu bokk. gaa yëpp kii moom mooy borom bët. moom boo déggee borom bët bi rek mooy kii du femelle parce que kii espoir fokk ñaar ah fokk ñaar macha allah voilà kii Diamant Noir moo ko jur mooy taawu Diamant Noir Diamant Noir Merlin moo ko jur ak Diop Boulanger kii sama propre produit di laa ko liggéey moom nekk tur xaar boo xam ne tur bi moom laa la koy mooy borom bët waaw kii moom waaw mooy borom bët bi gis nga daa di bëtam bu ñuul bi boo wax kees borom bët bi la lekk moo tax ma bàyyi ci borom bët waaw waaw macha allah grand pape nga génne benn maal bu rafet macha allah kii mooy kan. moom laa tuddee ji bi jaw nekk taawu sucre salé ak caatu avenir
voilà nekk jeune mal boo xam ne wax dëgg yàlla bu ñëpp bàyyi xel parce que il est extraordinaire jël na ci avenir jël na ci coow bi mais jël na ci sucre salé mais jël na tamit ci ay sucre salé LCS bi hauteur bi kees gi beauté bi vraiment daal bu nekk jeune mal bu ñu am yaakaar daal waaw. moo nekk actuellement di liggéey ci bergerie bi quoi. actuellement ni mi ngi liggéey mooy liggéey waaw actuellement ni moom mooy ci liggéey. macha allah mu ci ñaata moo am na. actuellement nii dugg na ci 19 dem 20 mois. mu mel ni moom ay maamam yëpp tamit ci bergerie bi lañ. ñëpp maamam ci bergerie bi la juddoo bàyyam ci bergerie bi la juddoo yaayam ci bergerie bi la juddoo maamam ci bergerie bi. ba pare moo doon ñëw liggéeyaat ci bergerie bi. waaw parce que xam nga ni tamit bi may jëm damaa liggéey maanaam jëluma benn tuuti ak téye voilà jëluma benn téye parce que booy xool nar nawet bi ñu ngi ci waa Bachir bi ñu ngi ci coow li ñu ngi ci gàtt yi voilà donc mu nekk loo xam ne bi dafa am. mu mel ni gis naa ko jàpp mu mel ni dafa kawe na auteur bi nii. waaw kawe na trop ci 20 mois. ah kawe na. fan nga jàpp ni fa la ko jëlee. fa la ko jëlee déggoo li ma la xanaa yaayam doomu coow bi papaam ne avenir bu ko jur ñaari moom defe naa ni ci wàllu njool ak yooyu moom da koo wër voilà parce que boo xoolee ñaari guy ñëpp gis nañ njoolaayam ni mel mais boo xoolee coow li tamit ñëpp gis nañ njoolaayam ni mel ak borom ak bi li mu laal dafa bari daal waaw. waaw macha allah grand pape mu mel ni si présentation bi si ngay jaaree tàggatoo. léegi des na bonus bi donc am na benn sëb grand rang boo xam ne kooku moom mooy bonus bi nañ ko génne mu nekk bonus après ñu dem nag. kon ñu génne xew bi waaw. waaw may ñu wala ndox mi. ak ku ko jur. kii boo xoolee moom doomu junior nekk Seexu Linguère quoi waaw moom dugg kii baaw waaw macha allah toolu si ñaata mois. saa moom boo xoolee mu ngi ci mais Moussa lan nga xool lan nga gis si xar mi gisoo ko si yeneen xar yi ba xar bi neex la ba ne da nga ko yàqal présenté lan moo waral loolu. boo xoolee moom bàyyi na fi képp ku gis moom bàyyi na fi boo xoolee am na wetu kees macha allah ñu ngi si seen maal moom am na ko waaw macha allah. Moussa daal dama mel ni xar bi daal mooy sa xar. waaw xaru ñëpp tamit. waaw ñu xaar ko si foire Thiès bi wala. incha allah nañ ko xaar. waaw foofu rek ngay yem si xaar bi rek. incha allah nañ ko xaar. waaw bi moom xanaa Pape du décider ay staff ak yooyu yow yaa siy décider. non yàlla baax na bu ñu ñëwee rek dinañ xam waaw bu ñu ñëwee rek ak nu muy toogee rek. kon baax na Moussa jaajëf. Ndiaye xanaa kontaan nga tey Pape Iba Ndaw la ñu seet si woon fii ci bergerie famille Ndawen famille ñaari guy mu nekk lu am solo ndax tey bi ñu fi ñëwee kenn ku ne gis nga qualité sujet yi fi nekk ndax tey dañ ko def en direct dañoo bàyyi ñi nga xam ni ñooy ñi nekk ci réseaux sociaux bi ñu jugé waaye dañ leen di wax ni rek le 17 au 24 mai ndaw lu rëy ndax kenn ku ne xam na ni woote bi nga xam ne rëy woote na ko fële ci promenade des Thiessois Papa Iba Ndaw mi ngi leen fay jox rendez-vous ndax ndaanaa ni daañu fa daje mu nekk lu am solo micro looy wax ci lii. ah macha allah xel dal na ndax tey foire Thiès bii histoire da koy bind foire bii bureau bu bees bi war a njëkk a commencé foire bii ñu war a jëlee garab ga yóbbu ko promenade des Thiessois tey ñu ñëw fekk fii sujet yu rafet yi ah macha allah dal na bu baax a baax. ah texe de nee na ma xolam sedd na waaye nag du ñàkk nag faaw mu sànni ci kàddu. waaw xol sedd na lool ndax sujet yi ñu présenté moom da nga xam ne li mooy sujet d'élite loolu lañ fi gis donc Thiès sera bien représenté mais ñu ñëpp parti ñu seetlu ko. jërëjëf Moussa Diagne waaye jërëjëf Mouhamed Seck waaye tey waa jàmm gën teew nañu waa Agora teew nañu ndaw lu rëy kon dañuy wax rek ni Papa Iba Ndaw dinañu jox kenn koo xamante ni kenn la ci càmm bi Cheikh du ñu dem mukk te teel tàmbali suñu micro Cheikh tey loo yëg bi nga gisee présentation bu am solo bi nga xam ni Papa Iba Ndaw def na ko tey pour waajal foire rëy. waaw maa ngi leen di def ak membre yi yëpp ak président ak service général waaw xam nga moom wax yàlla liggéeyam liggéey sax waaw liggéey nag li ko amee mbir ci liggéeyam bu ñu dégg rek koy gis mooy suñuy jot mais il a fait un bon travail un travail qu'on doit lui féliciter waaw et il le mérite waaw merci jërëjëf jërëjëf mbokki Sénégal jërëjëf mbokki Thiès lii nag mooy lii rek ndax yaatal nañu ba mu yaatu waaye lii bu mënee am dañuy gis ni le président Khadim Fall Olam ak ñi mu àndal ci liggéey bi engagement wam détermination am ci ñi mu àndal ci liggéey bi bu ñu limee daañu juum waaye bu ñu waxee bureau bi Pape nga ci biir waaye Papa Iba Ndaw mi ñu cité mi ngi ci biir Matar Lo nga ci biir waaye Khadim Gaynde gi Khadim Soirée
waaye di wax ni lim nañu ñëpp kon dañ leen di jox rendez-vous rek ci yeneen émission yi ñuy def incha allah di wax ni rek Ndiaga Mbaye ngi fi moom it borom may sa mu nekk koo xamante ni kenn la ci càmm mu nekk ndaw boo xamante ni fi mu teg bëtam mooy fa gaa yi tegoon seen bët kon Ndiaga tey ji looy wax ci le 24 bi nga xam ni le 17 au 24 mu nekk foire Rédi bi lan nga ciy wax waaye tamit lan ngay wax ci bésu Papa Iba Ndaw waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di kontaan Pape Ndaw day kenn dëgg yàlla nekk kenn ci élevage moo tax sax li ma def xoolal fii xoolal fii macha allah mais di waaj rek xam ni Thiès moom foire na te duñ foire ba pare yeneen fii foire tamit dina tàggu waa Thiès ah jërëjëf Ndiaga Mbaye kon dañuy clôturer rek di rendre antenne bi waaye di wax ne rek macha allah foire am na Papa Iba Ndaw après foire am na lan mooy sa kàddu bu mujj. waaw li ma leen di wax rek Thiès bari na ay xarit fi nekk yoo xam ne soo extraordinaire lim ngeen ko léegi bu jàll mais nag bu ñëw Pape Ndiaye di xaru naw moom itam na ko waa Thiès xaar parce que xar bu doy waar xar yi fi doy waar bari nañ R100 nga eglu li may wax rek moo ci nekk du yomb de du yomb bu foog ne da nga fiy agsi jël trophée bi dem waat naa ko ci yàlla sa loxo di def ci kaani tay si boo xam ne boo ko leetee billaay wallaay di ko yàgg kon leer na nañ kon mi ngi noonu en tout cas daal maa ngi remercier ñëpp di jaajëfal ñëpp di remercier yéen ñi nga xam ne yéen a yor service communication mais di wax ni incha allah rabi le 17 ba le 24 waaw di ngeen gis waat mucc ay macha allah te incha allah ay surprise yu grave dina ñëw yoo xam ni Pape Ndaw personnel berger de famille dina ko indi mais en même temps bureau yi dinañ indi ay surprise yu extraordinaire ba gars yi xam ni effectivement Ndiaga wax na ko keneen kuy foire dina jàngal ci kees bu baax a baax. kon jërëjëf jërëjëf di dem préparer wu ndogu parce que ndog bi mu ngi fekk fii te jaamu yàlla tënk na te dañ ñu ndog jotee moom loo jàppoon bàyyi ko jox yàlla li mu moom def li nga war a def loolu nekk ci leneen. jërëjëf kàddu yi am na solo foire waaye après foire di leen jox dig daje ci yeneen édition incha allah jërë ngeen jëf. gars yi kaay leen.